Vendredi 28 février 2020 chers téléspectateurs d'ITV bienvenue ñu ngi leen di char bu baax di kontaan ci àndandoo bi ak ñun ci suba ak léegi ci programme bi ñu leen di dëgtal ci ITV la télévision d'ici et d'ailleurs ñu dikkati di àndandoo ak yéen 17h ba 18h ci émission bu mag bi nga xamee moo leen di gunge bu tàkkusaan gi jotee ci ITV bu ko defee rek ñuy bànneexu ci lépp lu jëm ci bànneex tey di vendredi ñu ngi ndokkeel bu baax ñi nga xam ne ñëpp ñoom ñoo di suñu mbokku jullit yi ci aljuma ji tey tamit di rafetlu àndandoo bi ak suñu mbokku catholique yi ci li nga xam ne moom moo di seen weeru ramadan bi nga xamante ni ñu ngi ci di carême bi donc nag tey mooy seen premier vendredi ci weeru carême bi ñu ngi ñaan suñu borom yàlla lépp loo xamante ni rek ñaan nañu ko ci weeru carême bi yàlla suñu borom mottali ko ci barki yaa rasulillah mais sama waa ji wala boog tey la aljuma de. tey la aljuma vendredi. vendredi. waykat bi nee na. tey la aljuma. dama nga sàkk ji sarax. waaw ndax ëllëg yowmal xiyam. moo lay ràmm ci loxo ndeyjoor bi. ku loolu du John Seck. Pape Diouf. Pape Diouf. John Seck wala daan wala ay aljuma ak yooyu noonu. John Seck yonent bi. waaw yonent bi la waaye yaa rasulillah. dëgg la dëgg la mais Pape Diouf ne. bu aljuma jotee. demal nga sàkk ji sarax ndax ëllëg yowmal xiyam moo lay ràmm ci sa loxo ndeyjoor. am na solo de. ah sàkk sarax nag léegi ni ñu koy defee dafa doy waar. waaw dëgg la nag sacrifice am na. maanaam ñu digal la ni la demal nga sàkk sarax nga def lii nga kërëb mais des fois yenn sarax yi da lay dimbali ngir ëllëg. waaw. Sénégal moom dañoo fonk sarax nag. Sénégalais fonk nañ sarax de. fonk nañ ko. dañ ko fonk mais lool ñenn ñi sacrifice lañ gën a fonk. waaw ka sarax ay sacrifice. waaw maanaam ñu digal la ni la. il faut nga par exemple saraxel yi. pour nga am lii. waaw comme exemple ay ñu leen saraxel bëy. ñu leen saraxel xar. wala ñu leen saraxel ginaar. loolu moom dañ cee sawar baax a baax. sawar nañ ci trop. mais naka mu. waaye sant yàlla nii. baa yaa ngi ci jàmm. maa ngi kulli sant yàlla baax a baax. lépp mi ngi majj. waaw lépp a ngi moji. yaa ma gën a xam. non majj. majj mooy lan. majj mooy suñu terme ñun jeunesse bi ñun xale yi. yéen xale yi waaw yow xale nga yow. xale bu ndaw nee naa la man 22 ans la am. wala gëmoo ma man de 15 ans la am 15 ans. mais bu la neexee mais man je te dis exactement li ma am ci ay âge. man de 15 ans la am. yaa ngi majj man mu ngi mojj lépp mojj man. lépp mojj mooy lépp a ngi baax. très bien lépp a ngi nice lépp a ngi cool lépp a ngi nice. mais ana ajot Diemboot. mu ngi fa di baax rek. waaw mi ngi ci jàmm. mu ngi ci jàmm baax a baax. nuyul nga ma ko démb. bu baax. waaw c'est bien mu ngi lay fay naa la namm na la. waaw sa yaay dama ko fan. da nga ko fan. ndeysaan man noonu laa doon saa nag man. dama ko fan. man noonu laa doon saa yi. jël saa yi moom Aminta Niang sama chéri boy. jël I love you. mais naka mu. waaye nice ni boy. ay ca téléspectateur. l'animateur du peuple di leen char bu baax a baax di ko nuyu. di la jiital ci nuyoo bi. l'animateur bi waaw sama xarit bi. di nuyu képp kuy seetaan rek foo mënta nekk biir réew bitim réew yaa ngi toog sa néeg di seetaan sa salle di seetaan sa bureau. tay da ngaa leer Bokar. nii. si pourtant maa ngi nice ni gay. yaa ngi beau. demee nii gay man damay toog seetaan sama est-ce que kii man la. moo tax temps yi nga am gel yu bari xanaa. waaye loolu waaye. ngel man dama andi waaye daal nga def te ma nekk di. non damay kii nii rek damay fo rek. waaw da ngay fo wala foo kenn foo en direct. pourtant lii du dafa naturel ah. baax na. ma ak yow la. te balaa xam sama xarit bi. man voilà merci léegi sax fool. waaw loolu la fool. je blague quoi. nit ñi xam nañ ne damay fo téléspectateur ñoo la gën a xam Padros li muy wax dëgguwul ci moom. dëgg la de. mais day fo. waaw loolu man comédien la waaw yow comédien nga yow. comédien la damay jékki-jékki wax ay waxu comique. waaw c'est-à-dire bu leen ma gëm des fois ci sama ay wax parce que mën naa wax lu ne. dëgg la de. voilà donc sama ay wax des fois. mën ngeen ko jàppee dëgg. mais mën ngeen ko bañ a jàppee dëgg. dëgg la de comme man tamit rek man comédien la samay wax dina ko kii dina ko jël di ko def ay sagar ak i morsa. mais joyeux anniversaire à Nogay. Nogay mu Serigne Fallou borom Paris. ñu ngi lay souhaiter nga dund lu bari. sopp Serigne Fallou Mbacké bëgg Fallaw bu sa jax réew ba càmmiñal Marema Kunta. Padros mi ngi lay souhaiter nga dund lu bari Nogay mbokkum ndeyam Géwal Mbaye seen borom Paris. donc Nogay ñu ngi lay souhaiter nga dund lu bari moom bis bu jot mu àndandoo ak ñun ci sama Sénégal. depuis France waaye aussi di ñu déglu ci iRadio la radio 5 étoiles tey nag mooy bésam Nogay borom le 28 février ñu ngi lay ñaanal nga dund lu bari happy birthday. ci laa profité tam di souhaiter un joyeux anniversaire à kii. mais xanaa boo ko sa bëri baaxul.
dama koy vocal lay déglu. vocal bi nga bëgg a déglu. waaw dama kii madame Diang moom ma ko xool. kan la nu mu tudd. joyeux anniversaire Roqina. Roqina. sëtam la. wujjëm la. sooy ko joyeux anniversaire Roqina. joyeux anniversaire Roqina ñu ngi lay souhaiter nga dund lu bari c'est de la part de madame Diack mi ngi lay ñaanal nga dund donc nag Roqina happy birthday sa maam mi ngi la koy souhaiter sa lépp mi ngi la koy souhaiter. happy birthday to you. Roqina pare nga ci anniversaire. waaw naaj boobu rek man de maa ngi téeméeri anniversaire ak fukk ak juróom benn sama téléphone. yow moom boo fi nekkee di souhaiter ñëpp joyeux anniversaire moom yaakaar naa émission bi day jeex. sama benn xarit nee na ma. waaw Padros yow téléphone bu ma ibbi wala WhatsApp bu ma seetaan wala Snap bu ma dugg. fekk la fa nga toog dëgg la de. mais yow xanaa yow yaay animateur anniversaire yi. yàgg nañ la ko waxal. ma ne ko non du animateur anniversaire c'est-à-dire mooy nit ki fonk la bëgg la. am bésam santiru ci kenn ku dul yow. ba wala téléphone. ñu la Padros defal ma vidéo. munoo def lu dul. dëgg la de defal ko vidéo rek. yow da ngaa teg ne yow l'animateur di peuple bi. te vidéo yooyu may def. vidéo yooyu may def damay bàyyi sama liggéey pour def ko. man maa ci xam dara. lépp maa la koy filmé di ma. damay sacrifier sama liggéey. maa la koy filmé di la koy jar lu bari pour def ko mooy loolu mooy. nit bu la bëggee da nga koy delloo. yow nga yaakaar ne l'animateur du peuple bi nii. tamit loolu da ngay firndeel rek. xam nga tey maanaam tey kenn woo ma téléphone ne ma boo ko defal ma vidéo dëgg la suñu ma koy wax mais man. aw ma habitude suñu ko di ko def. c'est vrai dañ ma naan boo ko defal vidéo ma ne xam ma wax ne l'animateur du peuple. mu defal leen seen vidéo. c'est vrai loolu moo tax nag boo fi nekkee askan wi lu askan wi soxla da nga ci dem ak ñoom. surtout tabarkalla sama xarit bi. da ngaa xew nag. waaw yàlla naa xew. amin yàlla naa xew alors Bokar. yes. déguerpissement bi ci dëkk bi gënal na ñenn ñi waaye sonal na ñenn ñi. tigi waaw. déguerpissement bi. maanaam ñi nga xamante ni dañoo c'est-à-dire yenn place yi nga xamante ni place la yoo xamee pour nit ñi la. ñu jël fa def ko ay jaayukaay ñu jël ko def ko ay jaayukaay. wala installé fa seeni marché. wala installé fa loo xamante ni que bokkul ci yow li nga moom. waaw loolu moom. déguerpissement bi doy na waar. jamono ji nag. li tax ma dugg ci affaire de déguerpissement bi sax. mooy côté Liberté 6. waaw rond-point bu Liberté 6. aménagé nañu ko. ñu ko déguerpissement bi foofu moom raxas nañ ko ba mu set 8. marchand ambulant yi fa nekkoon jaaykat yi fa nekkoon yëpp dindi nañu leen. mais dañoo dugg ci biir Liberté 6 deux fois bu Liberté 6. jëm côté Camp Pénal. côté Camp Pénal la fa nekkoon yëpp raxas nañu ko. loolu nag indi na benn problème ci ñenn ñi. ñenn ñi nee nañu pourquoi ñu ñëw tegge leen noonu te waajaluñu te prévenirul leen. ñenn ñi prévenir nañu leen mais ñoom ñoo dëgëral bopp. ok voilà waaw. donc nag gënal na ñenn ñi. mais gënalul ñenn ñi loolu dinaa ci wax ci kanam. mais waxal ba pare non man li ma ci wax kay xam naa ne moom c'est que sénégalais moom daa dëgër bopp. moom dañoo bëgg dernier moment. xam nga lii tey bu ko nit dem bu ko nguur demee ba koy def. ça veut dire que avertir na avant moo ñëw di ko dindi. mënu tëb tëb xëy embauché ñoo ne ñëpp lañ ko yëgal. c'est vrai mais c'est que am na solo tamit nii boo dindee nit ki fi muy liggéeyee. nga jéem ko xool tamit fenn foo ko teg. c'est vrai surtout. waaw pour mu jéem a tamit dàq wërsëgam. dafa mais nag c'est normal li nga wax nii. c'est vrai que ñenn ñi dindi nañu leen. mais amaguñu fu ñu jëm. li ma bëgg kay mooy benn affaire. di ñaan lillahi wa rasuli gouvernement bu Sénégal na jàppale marchand ambulant yi parce que sonn nañu. c'est vrai que Macky Sall dafa ni dafa bëgg a defaraat Sénégal ba Sénégal rafet. Sénégal bu civilisé. Sénégal bu set. Sénégal bu correct. du ñu gis mbalit ci mbedd du ñu gis ay. teg fii fu la neex ñëw toog teg sa table di jaay donc yooyu yëpp dëgg la waaye tamit nit ñi boo leen jëlee fenn fi dafay baax nga dugal leen fenn dëgg la de bien vrai que créé nañu ay place yenn yoo xamante ni ñu ngi leen fay yóbbu mais doyut marchand ambulant yi war nañu am benn c'est-à-dire hectare bu mag a mag a mag boo xamante ni dañu leen koy daggal hectare boobu bokkal yaa ngi ci jàmm la même on le dirait tan voilà hectare bu mag a mag boo xamante ni dañu leen koy daggal yóbbu leen fa képp ko soxla affaire marchandise lu jëm ci marchand ambulant nga dem foofu directement tey nag sonn nañu marchand ambulant bu ñu amoon njëgu boutique dañuy dem ubbi ji boutique dugal fa seen i marchandise mbedd bi lañu am pour jaay jëlee nañu leen ci rond-point yi jëlee nañu leen ci yenn place yi nañu leen utal fu ñu dem parce que sonn nañu def non xam naa nguur gi dina ci bàyyi xel parce que tamit nit ki moom doo ko jëlee fii boo toog di ko seetaan bu marché tamit yaa ko tooñ c'est pas normal du yoon quoi c'est pas normal jëlee nga fii fexeel utal ko fu mu nekk li nga wax am na solo na ngay créer ay marché créer ay centre commercial pour mais encore une fois dañuy rafetlu déguerpissement bi c'est vrai tax na yëg dëkk bi gën a nooyi parce que dëkk dafa xat mais instant yi dëkk bi daa ubbeeku xat na waaw salte na tilim na
non Sénégal kenn xamul lu mu doon. non c'est que daa bëri ay laisser-aller. loolu la laisser-aller ah. laisser-aller waaw laisser-aller quoi fu waay neex tamit nga ñëw samp rek toog di jaay. fu waay neex ñëw teg sa kii wu café. di jaay sa café yaa xamoo li yoonu public bi la. sa new ci dara. c'est vrai mais am na solo tamit mais tamit yéen a ma gën a xam. d'accord merci merci beaucoup Nabou la Google sama doom ñu ngi koy béggee bu baax mi ngi àndandoo ak ñun. alors nañu dem régie seetaan benn vidéo clip bu groupe Safari Allahu Akbar juste après ñu delloo si waat ci plateau bi di ko béggalee képp koo xamante ni rek mi ngi toog di àndandoo ak ñun tey ci vendredi bi ci plateau Sama Sénégal. kooku mooy groupe Safari ci morceau boobu nga xamee moom moo di Allahu Akbar ñu ngi ci ndokkeel bu baax ki nga xamante ni moom moo di Mamadou Sarr depuis foofu léegi nga xamee moom moo di ca Chine moom soppay Baye Niass la taalibe Baye Niass la waaye tamit ñu ngi ko ci nuyu bu baax a baax ci àndandoo bi ak ñun dañuy dem régie seetaan benn vidéo Duumaan parce que waroon na ñëw tey ci plateau bi waaye tamit nekk ci ay examen moo tax jotut a ñëw Duumaan di suñu professeur bi nga xamee moom moo ñuy wax lépp lu jëm ci instrument musique donc nag Duumaan tey ñëwul waaye dañuy dem seetaan élément am rapidement di élément instant musique ci rubrique bi ci émission bi nga xamee moom moo di Sama Sénégal Duumaan. Je me présente, je m'appelle Ahmed Faye, plus connu sous le nom de Bibot dans le milieu musical. Donc Autotune, ben logiciel qui permet de changer voix nit ki. Donc on l'utilise beaucoup, je l'utilise beaucoup parce que maintenant vu que way mo gëna nek en avant, donc tout le monde chante. Donc même ñu mënul won way sax dañuy way quoi, mais Autotune aide à déjà Autotune comme en anglais, Autotune ça veut dire tuner, ça veut dire accorder, donc te mettre sur la bonne tonalité. Donc day aider artiste bi chanteur bi mu nekk ci musique bi quoi mu woy même s'il chante faux Autotune day corriger, tu as l'impression que l'artiste est un bon chanteur. Donc nag tout le monde utilise Autotune mais nag ça dépend ci dose bi nga koy utiliser am na ñoo xamante ne tu l'utilises faiblement quand tu entends l'artiste chanter da ngay foog ne sax utiliser wuñu Autotune. Maintenant aujourd'hui nag vu que y a pas mal d'artistes yoo xam ne du ñu ay woykat dañ koy utiliser ba mu fës et ce qui fait que tout le monde a la même voix et tout mais en gros Autotune dis-toi que c'est juste un logiciel qui permet à l'artiste de chanter vrai, de chanter ce qui chante faux, d'être sur la bonne tonalité et tout. L'artiste il est obligé de s'adapter à ce qui marche, tu vois un peu. Donc c'est vrai que nag ça tue un peu artiste bi nekk ci nit ñi quoi, tu connais plus le bon et le mauvais chanteur. Donc c'est ce qui fait que léegi dem nañ ba studio sax artistes yi bu ñu ñëwee di way tu règles directement l'autotune ñu wayee ci directement. Donc tu reconnais même plus la voix de l'artiste. Sur scène les artistes utilisent autotune parce que c'est des artistes du studio dañuy ñëw sur scène donc pour chanter juste ils sont obligés d'utiliser autotune pour mën a nekk ci bonne tonalité bi. Pour nga nekk un bon chanteur dafa laaj nga def ay vocalises def ay exercices quotidiens et tu vois un peu donc c'est ce qui fait que da ngay entraîner sa voix ba mu nekk un instrument de musique. Maintenant quand tu as autotune et tu sais que ni boo demee studio qu'importe tu chantes bien ou mal ingénieur bi dina ko jubbanti ba bu woy bi génnee nice tu vas plus te casser la tête pour génne lu nice quoi. Peut-être inconvénient boobu lay andi ci musique quoi day reculer day delloo ginnaaw way xam nga on parlait de soul def ay harmonie booy xamatuñu loolu parce que autotune mooy def loolu. On a pas mal de logiciels qui permettent léegi da ngay woy un peu rek ingénieur yi mooy toog defaral la ko ba bu ko nit ñi déggee mooy loolu mais nag bon je dirais pas que baaxul quoi mais c'est une bonne chose pour la musique. Supposons way bi nii bu ma bëggoon OMG way ci ak autotune directement ce que j'ai fait mooy je laisse jouer la musique après ma jouer un peu chercher tonalité bu mu nekk ma régler automatiquement autotune bi mais supposons bu ma jàngul woon musique bëgg ko régler damay bàyyi muy jouer OMG di way may seet benn par benn donc boo jàngee musique da lay économiser en temps en fait. Ça te permet juste de régler la voix. Ensuite, les types de voix là, on a soprano, alto, ténor, etc. Boo jàngul musique doo xam ni quand la fille est soprano, ténor, wala est-ce que tu vois un peu ban ngay utiliser la voix adéquate par rapport à la voix de la personne. Donc ça c'est des connaissances que tu as quand tu apprends la musique. Et les gammes, tu sais quand la gamme est majeure, mineure, chromatique, etc. Donc ça c'est des réglages que tu as sur le logiciel et boo jàngee musique da lay gën a yomb quoi pour nga def ko. Jugal tel
On peut pas parler de Didi Records sans parler de OMG. Elle n'est plus à présenter. Franchement, une chanteuse vraiment très talentueuse. Bon, Sénégal yëpp xam nañ ko ak performance am vraiment chaque fois elle est au top. Chaque mois mu indi lu bees. Donc elle vient de nous faire une démonstration par rapport ak au effet autotune. On voudrait nag franchement su ko mënee def ak a cappella sans autotune ñu xool effet bi muy am après mu wax ñu impression bi mu am ci autotune. Waaw déjà maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñi ñuy seetaan donc comme tu l'as dit OMG la Oumy Gueye artiste chanteuse et rappeuse donc waaw ñu def démonstration Ahmed avec le même son wala beneen mën na nekk beneen waaw ok. Ngaramul njëg bul ko jaay gore ba xëy dee bul ko baay di dundulu doonu lawul njëriñ nang ko baay jaru ko waay fexeel nang ko baay. Évolution dafay am et que technologie également day avancer pour améliorer wala pour gën a yombalal liggéey bi mais parfois dafay àndaale aussi ak ay défauts am lu mel ni autotune day tey amaana autotune képp mën na kenn ku nekk mën na revendiquer ne waykat la parce que tey boo duggee studio nga commencé di way il suffit que ñu def ci tune bi rek affaire yi day neex donc tey jii ku nekk chanteur ku nekkul chanteur mën na ñëw taxaw ne man waykat la wala artiste la parce que autotune da koy permettre mu def loolu mais li may wax rek mooy que ne amaana lu baax la ci musique mais jarul muy bari torop parce que man tey parfois peut-être sama beatmaker buy defar samay son na ci def autotune mais tuuti bëgguma mu am autotune bu bari parce que dafay dénaturer li may way dafay dénaturer man li nga xamante ne moom laa génn ci sama voix et pour man c'est important parce que musique sensation la émotion la te émotion boobu yaa ngi koy jaarale ci sa voix donc autotune nekk na loo xamante ne dafay robotiser tey jii voix yi et que émotion boobu da koy dindi carrément ci li ngay def donc tey boo defee benn son nga utiliser ta voix ñu def ci autotune lu bari day dañ donc même buñ koy utiliser nañ ci dem mais nañ ko def modérément en fait. Je dirais que man expérience bu ndaw wala ñaar yi ma ci jot am yi nga xam ne nii jot naa ko def ci plateau artiste keneen ku dul man parce que à la base je suis artiste rappeuse mais j'ai eu la chance aussi de faire des scènes pour d'autres artistes expérience boobu mën naa ne ci techno la ak ci Davido booy xool gars yi boo ñëwee ba def installation batterie piano et cetera am na ay machines yu ndaw yoo xam ne dañ la koy imposer par force da ngay am sortie autotunes ci batterie bi parce que ñoom seen son booy xool c'est du typiquement live quoi son studio la et loolu dañuy bëgg mu nekkaat ci kaw scène bi dañ koy reproduire en général dañuy ne non artiste bi 100% live la def mais si ginnaaw c'est benn liggéey bu diis ganna la ñuy def pour mun a reproduire li ñuy def ci studio yi pour mun ko reproduire seen scène yi pour wax rek que ne musique tamit investissement la parce que loolu mënoo ko def bu fekkee amoo moyen bu fekkee benn artiste buy soog a door la pour man mu liggéey laa gën a am lu ma koy suggérer parce que loolu moo lay permettre soo defee son studio nga dem scène ñu defal la instru bi kese nga mën a reproduire li nga defoon parce que amoo moyen wu jënd machine yooyu amoo moyen wu indi arsenal boobu yëpp pour mën a def li nga defoon studio booy xool orchestration tey bu ñu koy wax c'est parce que yow da nga bëgg a def benn son nga ut batteur ut kuy def piano guitare et cetera mu ñëw defal la orchestration nga am ligne yëpp xam ne fii lay tëggee fii lay kii boo demee da nga koy mën a jouer easy mais bu fekkee ne genre damay ñëw studio bi ba proposer ma ay beat am na ci yenn effet yoo xam ne su ma ko bëggee am il faut que man ma investir et quoi qu'on puisse dire musique sénégalaise bi ma miin bi ma maîtriser booy xool xaalis bu tax ñuy wax bu tax nga mën a am arsenal boobu yëpp jafe na tey artistes yu si bëri ci yor seen orchestre bopp jafe na surtout ci sunu culture urbaine bi pour man yooyu yëpp day am na évolution peut-être ci ñuy jaay outils yi mais mun na bañ a am évolution ci artistes yi nga xam ne ñoom ñoo koy def. merci Doumane moom mooy suñu professeur boobu nga xamante ni moom moo ñuy présenté lépp lu jëm ci musique di ñu ko ñu koy waxtaanee ak moom tey nag ñëwul ci plateau bi waaye ñu ngi koy gërëm dafa am empêchement parce que dafa am examen je rappelle moom professeur en musique la dafay jàngal ñu bari li nga xam ne moom moo di musique donc juste après rubrique boobu nga xam ne moom moo di musique dañuy dem xëy ci seetaan benn vidéo clip bu ñu dellu si waatee ñu dalal fii Dieng waxtaanee ak moom ci lépp loo xamante ni rek actualité la ci biir réew mi waaye tamit actualité la ci bitim réew ci yenn yoo xamee actuellement ñi ngi koy waxtaanee ci réew mi ak ci bitim réew. 17h29 moom mooy doge jot ñu ngi leen di gërëm ci àndandoo bi kooku mooy Adji Ouza indi nañu fi nag Dieng ci plateau Sawa Sénégal donc nag moom dañuy waxtaan ak moom ci lépp loo xamee jamono ji actualité la ci réew mi ñu di ko waxtaanee Dieng salaamaaleykum.
ana waa 3w.omedia.sn. di ko jox téléspectateur yi. très bien alors naka waa Pikine. waa Pikine moom. keroog bu ma fa demee macha allah. ah Pikine bi nga fa demee keroog. daal moom boo nee Fabros rek. waaw. affaire yi. déggal loolu nga ni ma lan. affaire yi bougé daal. ah. macha allah teel ma lii daa mel li ngay wax dégguñu ko nga ni Pikine. Pikine Guirlande moom. ñu ngi lay béggee. ah déggal loolu. fa lañ jógee semaine dernière. ñoom tamit ñu ngi lay nuyu bu baax ah. waaw macha vraiment allah nee nañu vraiment bi nga fa ñëwee partagé ak ñoom. partagé nga ak ñoom saafonte ak ñoom. waaw waxtaan ak ñoom ba jël li nga bëggoon dem. waaw macha allah voilà ñoom it ñu faciliter ñu travail bi am nga des fois da ngay dem ngay waxtaan ak ñu ne ñoom dañoo ragal télé mais moom Pikine moom duñu reculer macha allah non duñu reculer foofu ay der ñoo fa dëkk alors dañuy dem tey dañoo nar a waxtaanee ñaari point ci affaire Guy Marius Sagna ak li nga xamee moom moo di coronavirus bi nga xamee jamono ji commencé na am impact ci côté Afrique donc nag am na benn reportage boo xamee def nañu ko lu jëm ci mbirum Guy Marius Sagna donc foofu la ci Liberté 6 li nga xam ne ñoom ñoo di waa lànk ñoo bañ ñoom tamit jamono ji ñi ngi def seen dox ñaxtu jamono ji nag waa Liberté 6 génn nañu bay wax dama bëgg ñu seetaan élément bi juste après bu ñu dellu si waatee ñu mën a détaillé waat bu baax a baax a baax li nga xamee moom moo di actualité yu ñu bëgg relater tey ci plateau Sama Sénégal. li ma si xalaat daal xam naa ne nañ mars rek te def jàmm rek jàmm daal la ñëpp bëgg si la jàmm si la ñëpp xaj bu ñu ko defee jàmm rek mën na am ñu am lu ñu bëgg. man dama fiy jaay restaurant laa fi yor waaye jël naa samay matukaay parce que jël naa samay bagage jël naa yëpp lépp dem na. non mais jéem a évacuer suñu bagage yi rek dugal ko ba affaire bi passé ah voilà et puis surtout waaw xam nga marché yi dëkk bi ni mu mel nii moom bon c'est normal que marché yi moom il faut nga bàyyi sa xel yu bëri quoi yu bëri yu mën a ñëw après. l'état moo aar ñëpp moo yilif ñëpp donc lépp loo gis rek négociation mais négociation boo koy def mënoo jiital force ba pare ne da ngay négocier donc da ngay dem ci négociation ba pare après nga doxal loo ci am. mais li ñu bëgg a dundee nii mënul dem temps yii c'était à Liberté aux ailes de Centenaire mais maintenant c'est à Liberté 6 fii la ñuy ñëw on va créer des boucans les gens ne vont pas y passer nit ñi mënuñu dem nit ñi mënuñu dikk créer fi sànni fi ay lacrymogènes ñu feebar ñu sonn man je pense que la meilleure façon daal c'est de s'asseoir autour d'une table et de s'exprimer normalement ñu waxtaan ci jàmm ak salaam quoi je pense que loolu voilà une démarche. ñooñu ñooy les habitants de Liberté 6 tey nag jee ñu ngi fas yéene waxtaanee ci information bi nga xamante ni tey mu ngi jëm ci Guy Marius Sagna le 4 décembre la ñu ko làq jant wi tey la def 88 jours ci biir kaso bi. ñoo lànk delloo mbuy sa boy ga rek tey comme niñ ko constaté woon weer bi passé chaque vendredi dañ doon wàcc sur le terrain tey moom la nouveauté mooy dañoo changer itinéraire bi dañoo dem genre dañoo utiliser itinéraire bu dem échangeur de la foire dem Liberté 6 mais dañuy observer benn pause au niveau devant la prison du Camp pénal où Guy Marius Sagna est détenu histoire de lui dire que ñoom fàttewuñ ko xeex bi buñ ko sumbee pour libérer ko ak plus de la lutte contre la hausse du coût sur le prix de l'électricité. D'accord. Est-ce que loolu du indi problème ci digganteem ak ci ñoom waa lànk ñoo bañ ak takk der yi. Ah non parce que la marche déjà dañ ko autorisé donc boobu ekkay moom levé na mais xam nga à Sénégal à chaque fois bu amee genre marche yi population yi dañuy tiit parce que depuis syndrome 2011 lutte contre la parce que instant bi man tout à l'heure maa ngi fa romboon fekk naa fa policiers yi fees fa dell parce que man côté boobu laa dëkkee donc aussi gis nga nii population bu Liberté 6 ñoom instant bi ñu ngi toggee njaaxaar naay toggee ak njaqare waaw ñu gis parce que Sénégal syndrome 2011 la ñuy tiit ba tey gis nañu violence post-électorale avant 2012 léegi loolu moo tax bu amee yu mel ni ñun ñi dañuy tiit mais jaaykat yi sax ñu ngi lalli waaw mais lii y a un dispositif sécuritaire pour man ça ne devrait pas avoir de problème du moment que bu fekkee respecté nañu arrêté préfectoral ñëw marche dem ñibbi ku nekk kon yow gis nga ni du am problème ak sécurité ak yooyu non ça ne devrait pas avoir lieu franchement parce que les dispositions sécuritaires ont été déjà prises d'accord très bien ñu wax ci mbirum coronavirus bi parce que jamono ji ginnaaw Europe ak Asie mi ngi dugg ci Afrique. waaw parce que coronavirus moom épicentre bi Chine la woon. mais léegi continuer mu ngi étendre mu ngi propager wu un petit peu partout à travers le monde. après premier cas en Égypte. puis en Algérie. léegi virus bi dugg na
au Nigeria, en Afrique subsaharienne. Loolu mooy wane ni c'est quelque chose à prendre au sérieux. Coronavirus réalité la. léegi ku nekk na nga jël sa matuwaay rek pour essayer ñu bañ a mu propager wu. Sénégal nag macha allah ñu ngi siy saluer autorité seen attitude nuñ ko jël nañ ko les choses au sérieux. ba ñu ngi commencé jël xam nga aéroport ak port. jël nañu disposition yëpp pour maladie bi waaj a. d'accord kon yow daal gis nga ni du dugg ci Sénégal. Ah, pour le moment moom on touche du bois. duggagul Sénégal et toutes les dispositions sont prises pour que mu bañ a dugg Sénégal. nga fàttali nu ci yan dëkk la nekk gum jamono ji. ci Afrique instant bi moom c'est un petit peu partout dans le monde ñëw na Afrique. Chine la jógee dugg na Europe. mu ngi dans le Moyen-Orient foofu surtout Iran moom macha allah. Le dernier bilan dont bu ma amoon ça faisait état de 15 morts. donc c'est une réalité nañu fagaru daal. balaa ñooy lakkale. d'accord lépp lu jëm ci actualité lu jëm ci code mbirum Guy Marius Sagna ak coronavirus bi mën nañ koo xaaral ci site bi. immédiat waaw ñu ngi ñaan internautes yi rek ñun moom immédiat.sn ñu ngi taataan information ku bëgg am lu la wóor rek nga ubbi site bi nga seetaan. très bien donc mi ngi noonu comme ni mu ko waxee lépp lu leen rëcc ci actualité mën ngeen ko fekkaat ci www.emedia.sn di ko gërëm bu baax Dieng merci beaucoup. merci beaucoup à toi rendez-vous très bientôt di nga ñëwaat ci plateau bi. parce que fii sa kër la. waaw fii sama kër la déjà que yow am nañu histoire ba pare. surtout portrait bi waaw ma dem waa Pikine. c'est juste l'occasion pour les remercier. très bien parce que accueil bi macha allah. waay c'était vraiment cool. merci merci kontaan nañu merci beaucoup dañu koy gërëm bu baax a baax moom Dieng dañu dem régie seetaan benn vidéo clip juste après bu ñu dellu si waatee mën a dalal suñu invité je rappelle moom moo di ki nga xamante ni moom moo di El Cheikh Bou Diop mi nga xamee yàgg na di way jëmale ci yaa Rasulillah ak i ñoñam. La ilaha illallah Sayyidina Rasulullah Cheikh Bou Kounta Ndiassane yaay doon nay bunama la ilaha illallah Sayyidina Rasulullah Cheikh Bou Kounta Ndiassane yaay doon nay bunama Cheikh Anta nga tënge abana la bilaat ma ci fen tay baat jëm ci doon nay bunama la ilaha illallah Sayyidina Rasulullah Cheikh Bou Kounta Ndiassane yaay doon nay bunama la ilaha bil nabi sallallahu sama yaram wi diis lool mu mel ni dama tawat lool nay bunama la ilaha illallah Sayyidina Rasulullah Cheikh Bou Kounta Ndiassane yaay doon nay bunama ma defe ni lii tawat la wala yaram wu diis la ndeke mbëggeel la may gaañ jëm ci doon nay bunama la ilaha illallah Sayyidina Rasulullah Cheikh Bou Kounta Ndiassane yaay doon nay bunama li ma dal du cofeelu layla da du yi na bu salma sama xol bi moo fees ak doon nay maam bunama la ilaha illallah Sayyidina Rasulullah Cheikh Bou Kounta Ndiassane yaay doon nay bunama sama yaay jaarama yaay nday mareem Jóob jaarama joro tele sala jaarama yaay nday mareem Jóob jaarama joro tele sala Cheikh Sidi Axiyatu Dema doon nay maam bunama la ilaha illallah Sayyidina Rasulullah Cheikh Bou Kounta Ndiassane yaay doon nay bunama sama baay jërëjëf Cheikh Papa Diop ci yow ci laa doon nekk yaa ma yar ci Cheikh Bou doon nay maam bunama la ilaha illallah Sayyidina Rasulullah Cheikh Bou Kounta Ndiassane yaay doon nay bunama képp kuy waliyo nangul naa la sañ gannaaw ba
toog ba wet sax man Cheikh bu lay wayal ko suru turam damay aare doonay maama mo naama ki may way taalube ma du ñeetaan taalubem du xaaraat kon ci bal damay noo yaay doonay mo naama kon bu tasi di ma ngi ñaan sa barke yàlla la way wi siiw lool ci réew mi ak bitim réew yow doonay mo naama dellu ñaan ñu mucc ci jat mag ñi may seytaane yeeg pexe yi noon yow doonay mo naama am na sax ñu may xeex ñi ngi nëbb ñi feeñ kon tangal la bal leen yaay doonay mo naama 17h40 moom mooy doogee jot ñi ngi àndandoo ñi ngi jëm 18h30 merci beaucoup Dieng mi nga xam ne moom moo ñëwoon ci plateau bi doon ñu jottali information yooyu nga xam ne jëm na ci Guy Marius Sagna ak li nga xam ne moom moo di feebar bi lëmbee àddina bi di coronavirus bi mais dox ñaxtu yu bëri na ci réew mi ah. trop te man Sénégal de sax lu ma jaaxal bëri na marché bëri na oh. doy na waar te lu ma jaaxal man Sénégal voilà. boo déggee marché rek ku am tur lañ jàpp tëj te pourtant am na ñoo xamante ne ñi ngi ci prison yi kenn jugé wu leen ñi ngi ci prison yi amuñu avocat amuñu leen jàppale pourquoi ñoom mënuñoo génn marché ñooñu surtout mais il faut nit nga am tur rek nga am coow rek pour ñu marché la naa te bu ñu la marché ba nga génn rek day mel ni dara musul xew c'est vrai jikkoy sénégalais moom loolu dinaa ma topp ci Sénégal c'est vrai mais pourtant tu as raison ah mais d'une part nag am na ñu war a marché ak ñu war a marché c'est vrai nga siiw ak nga ñàkk a siiw voilà nga nekk citoyen simple ñu nga def problème ñu jàpp la am na ñu war a marshal ak ñu war a marshal. tigi parce que am na ñoo xamante ne nit day maanaam nit mu nga juum ba parce que kasa jomb waaw sama montre ba donatil waaw garaaw cat la waay cat la garaaw am benn problème bu rayul semal ok c'est vrai maanaam tey da ngay gis koo xamante ne tey erreur moo koy dugal ci kaso c'est vrai maanaam du tooñ du def dara dañ koy tuumaal wala ñu tooñ ko rek tigi jël ko tëj kooku tey maanaam tey am na tey benn ndimbal nga xamante ne moom soxla na ko man waxuma pour ñu marché kenn koo xamante ne tey xam nga tooñ nga ñu jàppale man waxuma ñooñu parce que ñooñu c'est normal ñu jël la yar la mais koo xamante ne dara tooñoo xamul lu xew yëgul lu xew nga dugg kaso am nga ñoo xamante ne sa classe ñi nga xamante ne maanaam suñu classe nga xam ne maanaam dañ la war a jàppale dañ la war a dimbali tigi mais Sénégal da ngay gis ku posé candidat wala ku war a nekk candidat présidentiel am lu muy waajal génn defee ni coow gaa jàppale tëj opposition bi ñoo génn kaasal la na coow li bari para di wax ji bari après naa boo génnee ba nekk si nguur gi rek yow fàtte nga ne sax yow defoo nga dara ci ginnaaw c'est vrai boo nekkee gouvernement da ngay am jàmm boo ko li nga wax ni foo ko jëlee mais dama xam ne ci réew mi laa dëkk rek waaw da ngaa bokk ci réew mi nag réew mi laa dëkk de waaw bokk nga ci réew mi nag waaw voilà dañu war a dalal suñu invité léegi ci plateau bi parce que waxtu wi jot na ngir ñu àndandoo ak moom dañuy dem régie mooy Cheikh bu Diop mi nga xam ne moom la ñu doon seetaan vidéo bi léegi bari na lu ñu war a waxtaanee ci carrière am waaye tamit bari na lu ñu war a waxtaanee ci li nga xam ne moom moo di projet yi nga xam ne teg na ko fas yéene ko def fi nga xam ne moom moo di ci réew mi parce que moom Sénégal la am bés bu jot mi ngi liggéey ngir jëmale ci yaa rasulillah Khoureyssi Khasini kii la yoloo yàgg na lool mu ngi nuy bégal ak baatam bu neex boobu ñu dem régie seetaan benn vidéo clip juste après on revient sur le plateau. dongo ngi boof di yalwaan ànd ak rafle xiif ak mar ubbil ko manga sili ci bu la neexe sëñ be bul ko xoolee ni mu mel yéege ko ngir ni nga mel moom daa tilim te yaay fóot
raxas ko faj ko sëñ be Allahu yow rek ay buur yonen ba moo di maxtaar ndongoy feesal cofeelam wax mébétam yi sëñ be Allahu yow rek ay buur yàlla yaa di buur yonen ba moo di maxtaar ndongoy feesal cofeelam wax mébétam yi sëñ be ma sant laawu buur be borom jaasaan o julli ci taaxe yoone jëfe borom jaasaan dellu dagan sama bi izni laay buur be fukki fan ak juróom ñee jëfe borom jaasaan ci rakki gàmmu laajoo jëfe borom jaasaan altine xaaju guddi def tawasul ci sëñ be na ko sa bismillaay wax yaay sama istixaara nang ma misal na muy mel kunta bi izni rabbe ñaan naa sa barke mbooloo mu takku ak i xeewa na ñëpp xam bu bis ba ndongo li gëm na sëñ be naa gëm ni man li may ñaan nangu na ndax misaal ma góor si ma gis mu yeewoo mooy ki ma tudde sëñ be 4 heures du matin ci la jóg fekk na man ma lay woo ngege naa yu nag sama kaw wan ma di moo di sëñ be kon maa ngi ñaan sa barke ñi ngi gërëm bu baax suñu téléspectateurs yi nga xam ne ñi ngi toogoon bi 17h jotee ba léegi di àndandoo ak ñun di ko nuyu bu baax moom Papa Ndiaye Thiou mi ngi àndandoo ak ñun ci ITV la télévision d'ici et d'ailleurs kooku mooy borom 2S TV mu ngi nuy seetaan ak ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi àndandoo ak ñun tey nag waxoon nañu leen ki ñuy dalal ndaanaan la ci domaine am lépp loo xamee jëm na ci way jëm ci religion bu jullit lépp loo xamante ni chanson la jàpp nañu yàgg nañu ci bégal jàpp nañu yàgg nañoo bégal ak batam bu neex jox nañu ay album ba tey ndaxte depuis des années 80 90 ba tey mi ngi nuy gunge di kilifa nag ci li muy def di kilifa ci domaine am macha allah tey ñu am fierté am mbégte am contentement bu yaatu ngir dalal ko ngir waxtaan ak moom di Alaaji Cheikh Bou Diop Alaaji Cheikh Bou ñu ngi lay siyaar. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن شيخنا وإمامنا وسيلتنا إلى ربنا شابي محمد ابن شخصي محمد ابن شخصي بكاي الكنتي ما شاء الله Serigne Bamba ñu ngi lay fay maa ngi lay delloo siyaar di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp sunu soppe bu baax bi Jack Brada Jack macha allah yaa ko tuddee wala Jack Brada la ñu ko tuddee caméraman yi di nuyu waa régie nuyu directeur yëpp dalee ci Mamadou Alsane Samba Mamadou Ndiaye fa tabarakallahu Dorine Boubacar Diallo Khalifa Diakhaté ak waa kër gi yëpp Alaaji Ngañ bàyyiwuma kenn maa ngi leen di ziyaara ñu ngi lay delloo siyaar tey ñu am mbégte ak contentement bu yaatu di waxtaan ak yow waaye tamit di jàkkaarloo ak yow yaakaar naa sax mbégte bi ni ma ko amee jàpp nañu ni téléspectateurs yi noonu la ñu ko amee ndax suñu soppe nga boo xamee yàgg nga nu bégal ak sa baat bu neex tey Cheikh Bou bi nga nekkee ci li nga xam ne moom moo di chanson religieuse yàgg na ak léegi depuis des années 80 en 1999 ci nga ñu njëkk a jox album mu nekkoon album Zamzam ba tey ji nga nuy bégal lan nga nu mën a wax ci loolu xanaa gannaaw bi ma nuyoo ci turu suma kilifa Cheikh Al Bekkay ibnu Cheikh Al Bekkay mi xalif général des cadres nuyu Sénégal gépp nuyu mboolem xalif généraux yi nuyu waa diaspora di sant yàlla kenn ku ci nekk ak la mu xam te xam nga looy wax xamoo ko soo noppee koo koy wax du ko xam tigi te baasu àddina mi ngi ci def loo xam ak wax loo xam dañu juddu fekk sunu baay di def lii adam mu desaas deret day rogalaat
ñu am ko dans le sang donn ka bi nga xamante ni ñu ngi jàng loolu moo yàq suñu jàng booba band xew 98 laa commencé ma def rajo ci Walfadjri ak le doyen Abdoulaye Lam waaw suñu papa Abdoulaye Lam 98 boobu nag bi ma ko defee mu impressionné ñu bari 99 ma njëkk boobu génneegu ma album mais ma def ko rek ñu daw wut si ma 99 benn producteur bu ñuy wax Moustapha Fall moo nekkoon rue 14 fii ci Colobane ma def ak moom ndoxum zam-zam mais bi ñu ko defee at moomu man ak suma xarit Khadim Gueye Pape Mor Gueye bu Cene ba Cheikh Tidiane Ngom bu Ndar am na ay cassettes yu newoon ci réew mi cassettes yooyu moo ca gën a dox ndax booba religion daawuñu def ay bande. c'est vrai. côté musique bi ñu gisee nag ñu génnee cassettes yooyu am na yu mu gën a dox pour ne pas citer ñu def ci diine ak jamono ak Sidi Lamine Niass macha allah en 99 en 99 bi album bi génne mu commencé nag def ouverture fa tabarakallahu ba l'an 2000 ñu def suñu première émission télé ci la maison mère di RTS c'est vrai fa la ñu commencé nag di nabi pour bëgg lu yaatal liggéey bi macha allah bëgg lu yaatal liggéey bi 98 99 nga jox ñu album ba tey nga bokk ci chanteur religion yi nga xamante ni religieux bi nga xamante ni yaa ëpp album c'est-à-dire du ñu ni sax yow dong la mais bokk nga ci ñi ëpp album loolu liggéey bi lan la parce que c'est notre métier doomu aadama dafa war a fier ci li mu doon dama fekkoon milieu bi koo ni lan mooy sa métier bu la waxee tagg yonent bi danaan mais maa ngi ko booleeg leneen te pourtant métier la ma daal ni gisuma métier bu ko gën a noble ma ni tànn naa ko muy suma métier doomu aadama nag ci li nga nekk rawatina loo xam ni kilifa la ko sant nga dagaan ko ci moom ba am ci barkeem mu jëm ci yoon ci Yàlla Muhammad amour bi nga ciy am moom mooy amour avec grand A bi jëm ci nitu yàlla bi jëm ci yonent yàlla Muhammad bi jëm ci yàlla loolu nag da lay ubbi li tax muy yomb li lay dikkal dafay ñëw par source d'inspiration du ñëw par source de transpiration benn coono bi ñenn ñi daj mën nga ko cee bañ a am loola nag moo indi pouvoir de transformation moo tax démb am na lu ñenn ña nekkoon mais tey ñu ngi koy def ak public jeune foofu mooy sirr bi. c'est vrai kon yow bi nga ñëw dafa am loo fi fekkoon. nga ni li nga fi fekk di nga am leneen loo ci yokk. d'accord tey gis nañu loolu parce que bu ñu xoolee ci sa jaar-jaar ak ci sa ay œuvres yi nga xam ne jot nga ko def. en 2000 en 99 nga jox ñu album 2000 nga jox ñu album 2005 nga jox ñu album 2007 nga jox ñu album 2008 nga jox ñu album 2010 nga jox ñu album 2014 nga jox ñu album loolu mooy wane comme tout à l'heure li nga wax bëgg nga ko gën a dëggal tey bi nga ko defee bi nga ko ñëwee incarné ko bi nga ko ñëwee imposé ko bi nga ñëwee proposé ko Sénégalais ba tey ji 2020 lan nga nu mën a wax yëg-yëg ak satisfaction dara bu nekkee sa métier lu mu gën a dox gën a baax ci yow damay wax ni l'objectif est à moitié atteint c'est vrai ndax it nag ba ñu ko dooreeg léegi yàgg na yàggul ku ñu dimbaliwul nga daanu dañu wax ni ku ñu tingoom nga sut ka la tingoom waaye bul fàtte ni ay tànkam ngay doxee te bu la bàyyee nga daanu te ñun borom Njaasaan moo ñu tingoom li ciy secret li ñuy bind di ko wax soo ko bindee ba noppi yow mi ko bind fàtte nga ko sa public buñ la ko fàttalikuwul doo ko mën wax comme ni nga ko bindee woon kon am na lu lay dimbali lu nekk ci yow parce que wax su fekkente ni wax bu pur la du rek ràbb ay baat taxaw di ko wax mais dafa am lu ñu ciy dugal ki la sant dara tey kilifa soo amul capacité jotal ko sax moom dina àgg foo àggul masalan nga toog bari na ku lay déglu koo xamante ni yow yëgoowu leen te xamoo ko mais am na ku ko mën a wokk ni ko déglul ma sama ngóor si loolu nag c'est tout à fait spirituel ba ñu ko commencé léegi nag yàlla mi ngi ñuy dimbali ndax dara su yemee ci yow baaxul te dañu fekkoon suñuy bàyyi di ko def moom mu fekk ay magam di ko def rien n'est éternel mais boo ci ñëwee béy ci sa waar bi nu ñëwee yàlla dimbali ñu ciy béy suñu waar moo tax ba ñuy génne album yooyu di ko génne ba 2012 ñu ni yaatal ko jot na dinaa wax sabab bi d'accord dañu ñëw ba 2012 fin 2011 Youssou Ndour suma xarit wooñu ñi tagg yonent bi yëpp macha allah may nuyu yaa ndey soxna yaayam daat ni dama am ci yéen waxtaan bu ma bëgg ñu waxtaane ko ñu waxtaan wu am solo mu wax benn baat boobu moo ma ci gën a ñor li ngeen di def yéen moo gën ñun li ñuy def tigi
ma bëgg ngeen organiser ko. muy waxtaan wu am solo. mu ni nag man su ma ci yàlla dimbalee bëgg naa leen jàppale. waxam nag tombeeg jëfam 2012 président Macky Sall ñëw toog. moom mu am chance su nekk ministre de la culture. c'est vrai. li mu njëkk a def mooy Nuit du Prophète mu def ko au Grand Théâtre National. c'est vrai. bi mu ko defee Grand Théâtre ñu tànn fukki nit ci Sénégal ci famille religieuse yi. ci fukki nit yooyu man ci la bokkoon. comme bu ñuy lim gars yi ñu ngi may limaale. boobu yow yaa ngi ci ngëm-ngëm gi nga amoon. maa ngi ci ngëm-ngëm bi ma amoon. dara su fekkee da nga koo ñaan yàlla il faut que mu am bunt bu ko ubbi. loo gis dafay am sabab. c'est vrai. bi mu ko defee en 2012 ma ni man li ma doon wax réglé na. bi ñu ko defee ñun ñëpp 10 personnes. ma ni mais man lii mën naa ko. mu def ko 2012 ma ñëw waxtaan ceeg moom ni ko loolu dama ko bëgg a def. booba kii nekk directrice su Grand Théâtre mooy docteur Youmati Fall. suma jigéen maa ngi koy nuyu de passage mi ngi ci francophonie. ma ñëw wax ak moom ni ko dama bëgg a jël salle bi. mu ni ma yow am nga ay preuve. soo ko waxee dañ koy nangu ak yow. 2013 rek ma ne nañ dem Grand Théâtre. lu rëy la woon parce que booba 1800 places moo jaaxal. c'est vrai moo jaaxaloon. ma ni leen nag duñ ci yem dañuy dem te dañuy fay. li ma ci jublu woon mooy dindi tuuma pour wax ni loolu tubaab bi tuddee avoir son public ñun on a notre public. ça c'est vrai. 2013 ba 2019. mësta ñàkk fees mësta foo yooyu guichet fermé lay doon dafa fekk ni ñuy wane yeneen yi duñ ko wane yi. loola lañ ci jublu woon. bi mu ñëwee nag ba am ñu def ko 7 ans. yàlla miy tombale doon xalif général des cadres. suma sëriñ Cheikh Al Bekkay moom mooy 7e xalifa bu borom Ndiassane. ma daal ni l'objectif est à moitié atteint sama morom yi li ma doon bëgg. ñi ngi koy def léegi ñi ngi dem ci salle yi pour ñu xam ni ñëpp a ko moom. ouverture la Léopold Sédar Senghor waxoon dafay fekk nga am enracinement. c'est vrai. samp boobu nga samp say reen moo tax nga ubbi say bànqaas. bi mu amee nag ma daal ni pourquoi pas li ma doon wootee gis naa ko ñëpp a ngi koy def kontaan naa ci léegi damay def ce qu'on appelle retour à la source. ma ni nag dama koy delloo Ndiassane moo tax 2020 foofu lay taxaw. ñu war a dellu Ndiassane. balaa ñuy dem. ñi ngi lay fay ñi ngi lay fay. mais Cheikh damaa gis yow booba tey album yi nga def bari na macha allah. te boo xoolee Sénégal. musique religieuse bi ni mu war a doxee maanaam doxee comme ni mu war a doxee. mais album yi ngay def ni mu baree noonu. Cheikh kon Cheikh da nga am xaalis Cheikh bi de. dina jaaxal ñu bari. booy def dara te yàlla tax ne ci rek ki lay fay yàlla la. ndax it bu ko xool ngeen xam lan mooy album. di nga xam ni album lu jafe la. bu yemoon ci yow mënoo ko. yàlla lay wommatal nit rek mu ñëw jàpp ci. d'accord mu wommat keneen mu ñëw jàpp ci. parce que yow bi nga koy def da nga ko def ci kilifteef. sànq dégg nga ma ni ku ñu tingoom nga sut ka la tingoom. xam nga da ngay njool daal ni kii maa ko sut. mais fàtte nga ni moo la téye su la bàyyi rek nga daanu. gis bu nu ñàkkee kilifa rek duñ ko mën. mais fekk ñi ngi am kilifa buñ ko bëggee 1000 fois def ko 1000 fois. tigi tey nag sunu waxtaan moom mooy retour à la source bi nga xamante ni war nañu ko waxtaanee ci yaatal le 7 mars la ñu ko war a amal foofu la ca Ndiassane balaa ñu dugg ci waxtaan woowu foog ñu waxtaan lu bari ci Alaaji Cheikh Bou Diop Alaaji Cheikh Bou dama bëgg am benn bilan boo ma defal ak est-ce que yow def nga constat boobu. en 2000 da nga ñu jox album nga duppee ko way. 10 ans après. 2010. nga ñëw ni dellu sama imaan. lan moo tax loolu exactement. parce que foofu. dafa mel ni am na lu wàññeeku woon. wala dafa am loo xamante ne da nga ko bëgg a yokkaat ba tax nga indi album bi duppee ko dellu ci sama imaan la. macha allah diggante en 2000. ba fii nu toll di wax. 2020. dafa am jàngat bu rëy. 2000 laa soxla man 2000 ba 2010. 2000 ba 2010. parce que 2010 nga ñu jox album. tuddee ko. sama imaan. non boobu mooy tool bi. premier album moo génn nekk ndoxum zam-zam. waaw sa 2012. 2000 ci nga ñu jox album way. waaw ma voix kooku dinaa la wax kañ la ñëw. d'accord ma voix mi ngi ñëw en 2014. 2014 waaw 2014. d'accord boobu mooy sama yoon. d'accord ñu tuddee ko ma voix. d'accord mu jaaxaloon nit ñi parce que dinaa wax li ko indi. gis nga booy def lu baax. bi nu commencé def ko Grand Théâtre ma wax la ko. 2013. dañ ko def 2013 rek 2014 ouverture bi ma doon wax ñëw. waa francophonie gis li ñuy def. kon culture dugg na. bi ñu ko gisee en 2014. ñu invité ma ci Massa mooy marché des arts du spectacle africain. c'est vrai. ma dem Massa. keroog maa ubbi cérémonie bi. ci kanam président Abdou Diouf ak ña fa nekkoon fa la fekk. gis nañu image yaa ngi nii waay. bi ñu defee loolu nag tubaab dafa xereñ. lii c'était en quelle année. lii c'était en 2014. 2014 2014. d'accord ñu def ko 2014. lii ñu gis moo leen jaaxal.
bi nu gisee tabala yi accompagnement tubaab dafa xere ñuy laaj nag lii yàgg nañu gis sonorité mais lii ban son la ñu invité ma ci seen siège ma dem francophonie ñu laaj ma luy tabala ak lu tax doo ko rax ma ni leen ci sama satisfaction dama gis ni ci biir tabala y a toutes sortes de sonorités. C'est vrai. ma daat ni nag loolu jaat leen di jaaxal. lële ma teg fële benn compilation la. bi ma defee 2014 nga bàyyi xel. 2015 ñoom nouveau compilation nouveau son. bu 2015. 20 nominés yi ñu tànn ci àddina bi. man ci la bokk. kon la ma leen waxoon. te il faut que ngeen am ko seen plateau dama ëndaale album boobu. d'accord les 20 nominés. ah ouais nga xamante ni ci xam nañ leen ci àddina bi. xaaral ma jël ko waaw boo ko jëlee. ñu waxtaan ci nga xam ni xam nañ leen ci àddina bi. loolu jéego tagg yonent bi mosu faa àgg. loolu jéego bu ma di les 20 nominés. ma ngoog. d'accord 20 nominés yi. boo koy xool ci cadre musique la ñun suñu musique ñu koy dugal ci musique sacrée. soo indee seen tour di nga leen xam ñii yow mi yëngu ci wàll wi. d'accord am na ñoo ci xam. kon waa addina bi am na Marema am na Safari am na Fada Freddy am na Maya Kamati am na bari na ay artistes yoo xam ne jot nañu ci participer ah. d'accord ñoom ñëpp ñu ngi ci album bi. ñu ngi ci album bi. gis nga man ci biir la bokk. d'accord donc ci biir 20 nominés yooyu. man ci la bokk bi ma leen ko expliqué. mooy ñaari CD yi ngay gis ni. loolu benn jéego bu rëy la moo tax ma ne li ñuy wanee lee. daawuñu ko wanee lii. mais c'est important pour nit ñi di ko xam. d'accord jéego boobu kon liñ doon wut am nañ ko. mu ubbi nag ouverture carrière internationale bi ubbi. fu ne fi nit ñi di dem di fa jouer ñu fay dem ñun tamit di fa jouer. pour nag jàllale kaddu. yonent sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ni. jottali leen ma dontu benn aaya ngeen mokkal. kon yaay fekki nit ñi. pour woo leen ci li nga nekk. d'accord pour participer ci affaire yu mel nii. bi ñu la ko waxee. lan nga njëkk a yëg exactement yow. l'islam laa yëg. parce que fi nga mënta joti kilifa moo la fa mën a jotaleel. yàllay tàggat kooku mu ñëw envers yow. mosuma def démarche bi mosuma def jéego bi. mais culture yu différent yi nga xam ne moo warul am. ñu tànn ci l'islam dugal ko ci. moo tax mu yéeme. stade bu toll ni stade Houphouët-Boigny. ñu tuddee marché des arts du spectacle africain. musiciens yëpp ñëw def balance. ñu dem bay def balance ñu ne nañu xaar. bi ñu nee lan mooy seen matériel bi ñu neen leen lii la ñoom dañu waaru. parce que ci tuutiwaay bi mu tuuti ci zahir. tabala yi bi mu dóoree caméra d'ambiance yi suñ la ko wanoon mu yéem la dañ doon sànni seeni caméra di daw parce que mësuñu dégg son boobu. ah ouais ñu àndandoo yow ci stratégie nga tuddloo leen yàlla stade bi yëpp àndandoo di ko yóbbu te am na ay CD. waaw loolu benn jéego la ci l'islam. jéego la ci l'islam album sàmm sama iman ban jamono la kon. très bien mi ngi tudd sama imam. sama imam. maa ngi ko tuddee Borom Ndiassane. boobu maa ngi ko def moom it ci début 2014 presque. début 2014 waaw presque waaw. d'accord ndax bi ma koy def. bu ci nekk ñun li ñuy dikkal dama bëgg looy def rek. nga mën ko commenter. looy def tamit nga mën ko expliquer nit ñi. c'est important c'est important. donc way par way. bu ñu ko doon topp. di décortiquer li nga xamante ni moom la ñuy wax. c'est vrai bëgg nañ fi bàyyi waaw kay loo xam ni. bu ñu ñëwee jàngat ko. ndax booy xool ci suma public. booy xool di nga gis ni man ak ñoom ay ànd di wayandoo. li nga war a taxaw war ko wax nit ñi soo ko tënkee ci way. mais message dafay jàll. loolu moom moo tax fa tabarak ñu fexe nit ñi def ko seen bopp. album yi ma lay wax yëpp xale yi tari nañ ko. d'accord lu ma ci jaaxal rek bu ma nee fu ma tolloon. daal di may fàttali. ci sa ay wax dañuy dégg des fois nga naan lii du ay way Cheikh Bou moo ma ko jox. ndimbal. mooy nga nekk kilifa mu yërëm la. mag ñi ñoom way ak bañ a way du doon lu leen di wàññi dara. waaye ci sag bi nga xamante ni yow jël nga leen ni da nga leen a bëgg. moo tax ñu la ciy sagal. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon ay waykat. ay waykat am na waykatam bu tudd Hassan ibnu Sabit. mais boo demee ca Madinatul Munawwara. ñaar yu jóg rek ka fa nekk benn bi minbar la rasulullahi moo ciy taxaw. beneen bi dafa taxaw parce que Hassan ibnu Sabit moo cay taxaw di tagg rasulullahi. kon société mënta ñàkk waykat. waaw sañ ngaa fekk nag sa waykat mu doyee di ñin koy gisee. nga ni naa ko wane ba fu ñu ko gisee ni sama ngóor saa ngi loolu la ma defal. Cheikh Bou li mu def ci yow dafa rëy kon. ma ngoog. d'accord te lu nit mënta gis la. d'accord ok parce que explication mënta weesu loolu. ñu ngi jàkkaarloo maa ngi jàkkaarloo ak DJ Padros. ma ni fan la ne ci yow. su ma la nee sa tur fu mu ne ci yow. ba keroog ñuy jeexal émission bi foo làmb ci yow cër la. noonu la Cheikh Bou mel ci man. macha allah fu sa tur ne ci yow. macha allah sa papa lan la inspiré ba tey bi nga demee ba nekk ndaanaan ci li nga doon. deret day sot mu ko daan defee ful la.
lim ma njëkk a inspiré mooy jikko. milieu bi da nga ciy dem li ngay def mën nga ko waaye sa jikko lañ lay nawee. d'accord ma gis ko mu boole ci doylu. boole ci dal. boole ci yaatal. yi ma njëkk a roy ci moom yooyu ci la bokk. képp ku ñëw damay xam ni xool asamaan jarul buuxante. balaa maa mën a way ña fa nekk ñëpp way. waykat du ma fekk fenn ma changer comportement wala kanam. c'est vrai. kanam bii may waxee ak yow moom lay waxee su ma gisee ñëpp. ku ma gis def naa leen sama bopp. loolu suma bàyyi ma ko jàngal. beneen bi. mooy bi jafe mooy nga bàyyi way balaa mu laa baax. ma gis ko bi mu koy def mu nekk jeune. mën ko lool. bis bi ma déggee ma way mu ni jomb naa di ko defandoog sama doom. ak yonent bi kenn du ko bàyyi waaye naa toog di def salatu ala nabi. macha allah waaw man su ma gisee koo xamante ni maa ko mag dama naan lii la ma sama bàyyi defaloon naa ko defal li kon foog ma yërëm sumay rak. ñooñu yërëm seeni rak. tey ñaan li ngay def sa rak gën la koo mën rakkam gën ko koo mën mission bi continuer. professionnellement professionnalisme bi ñu gis ci yow. c'est-à-dire lan moo ko liggéey. parce que ci sa côté communication. dañuy gis. professionnel dëgg buy wax. dëgg la way wi ngay def di chanson religieuse bi ñu bari c'est-à-dire fonk ñu ko. ñu ko war a fonkee. dëgg la dañuy way parce que li yonent bi waxoon rek li gars yi di wax naan bu ma amee baat bu neex damaa war a way yonent bi. waaye dëgg la yaa ngi koy way. mais il faut lépp nga jël ko professionnaliser ko teg ko. ba képp ku ko dégg rek xam ni kii professionnel la. professionnalisme bi ñu gis ci yow. ci sa ay côté communication. ci sa ay côté waxin. wala ci sa ay côté production. exactement lan moo ko liggéey. dafa basé ci responsabilité. très bien il faut être responsable. soo duggee ci dara. lii ma nekk surtout ma ci. mais suñuy lim gars yi dinañ ma limaale. macha allah kon am na responsabilité. responsabilité il faut que mu tegu ci organisation. bari na lu ma mën a yónni nit may dem sur le terrain. demuma fa parce que dama laajte damay dem pour xam. bari na lu may laaj nit fekk maa ko gën a xam. mais duma ko dog suy wax parce que la mu xam dama koy jël dolli ko ci li ma xam. pour ñun ëllëg bu nu fi jógee ñu xam ni sampoon nañ fi dara. ñële bu ñu ñëwee ci lii la ñuy liir rek mën a dem nga am ñaari tuyaaba. tuyaabay jëf ji nga ko jëf. ak tuyaabay roy gi ñu ko roy. looloo tax ñuy dem ma xam ni ëllëg ku ne li nga doon sàmm dinañ la ci laaj. ma ni sooy def bul defantu. topp par benn su ma gisee lu ma xamul. te yow yaa ko xam. dinaa ñëw ma ni la Serigne Touba. lii nga xam. nan laa ci mën a jariñoo. macha allah. ba bu ma koy wax du ma juum. nga gindi ma ci kër Serigne Touba. ba su may wax ca kër Serigne Touba du ma juum. ma dem ci ëttu Seydi Hadji Malick. laajte ka fa nekk nan lay waxee. waaye laaj ko fi nga ko war a laaj. pour ëllëg boo ko waxee doo juum. parce que mag su amee njaboot soo waxee nga yàq waxam. njaboot ga nga gaañ. moom mag ma nga gaañ. kon nag professionnellement da ngaa war a wérlu li ngay wax. boobu benn la. beneen bi ci des da ngaa war a xam li ngay def. parce que Sénégal ku yor dara te xamoo ko ñu fawee la. loolu nag laay woo suma moroom yëpp te ñu ngi ci. damaa nekk tey jii maa fi taxaw bu fi keneen taxawoon lii lay wax. mais soo ko xoolee di nga xam ni nag njariñ li foofu la ne. c'est-à-dire but bi mooy bu kenn fawee kuy tagg yonent bi. man daal loolu moo ma tax a jóg. dama bëgg ñu xam seen bopp. xam seen itte. lu mu doon ci àddina na tegu ci kaw professionnalisme. na tegu ci kaw dal. waaye na ko éthique lal. éthique booba la nit di lu tax ma ñëw envers kër gi. déontologie moo tax. ku amul éthique doo mën a am déontologie moo tax ñuy wax code de la déontologie. itte boobu nag nga am parce que nan la yaree ca kër ga. moom nga yóbbaale ca liggéeyukaay ba. ba boo naree jeng daal ni sama papa yare woon na ma. macha allah itte boobu la ñuy woo ci tagg yonent bi discipline d'abord. parce que damay tagg yonent bi. su mbàpp mooma yar daf ma daan wax Cheikh bu. génn naa dina yàlla na yàlla yërëm. macha allah mu ni ma Cheikh bu yar du dóore. mu ni ma kii yare ni mu mel. noona mooy yar. naa ko ci way sax soo bëggee sa doom yarul soo bëggee sa doom jub na nga jub. bul saaga bul jëw ci kanamam. naa ko ci texte. macha allah léegi nag nga bëgg taxaw di ni kaay leen ma yar leen. mais yarul d'abord ku la gis balaa moo njëkk a wax ak yow day yaru. sa message day jàll. très bien boo ñëwee nag naan kaay leen ma yar leen par force. kenn toll fa leen ni la mooñu. macha allah. loolu daal laa bëgg muy éducation d'abord. ci li ñu nekk pour c'est important facilité bi nga am. dëgg la waykatu xaadir yaa nga. Cheikh bu fu ne way nga ko fa. mais facilité bi nga am pour way yeneen kër diine yi. lan moo la ko may aussi. mbaax xatul. su ko xatal ku ne yaa yaatu. jeex na tàkk. xool asamaan jarul buuxante. te loolu mooy islam. su ma turandoo. mooy sama sëriñ.
xam nga lu mu digle nee na képp koo gis muy nit na nga ko respecté mu ni bul def différence ci race mu ni koo dégg mu wax baatu laa ilaha illallah na nga nangu mu exploité la mu mel ni dañ ko laaj lu tax mu ni baat bi muy wax moo la itteel fala tumayizan wala tufarriqan ibada rabbil xalqi wal akwani man qaala laa ilaha illa allah fa kun lahu awnan bila istihzan sama turandoo nee na képp wax baatu laa ilaha illa allah na nga nangoo nekk ndimbalam na nga nangu sax mu exploité la ñu ni ko lu tax mu daat nii baat ba muy wax moo la intéressé muy laa ilaha illa allah te tariixa ni ma koy misaalee dafa mel ni garabu mango su demee ba màgg ba meññi ba ñor bu ma ci daggee doom lekk njaayeen ba dagg doom lekk ku ni sa morom maa la dàqale da nga saalit rek mais garab gi génn la wallaay su xatee rek tuddatul lislaam ma wax la ni xaadir bu doon murit bu doon tiijaan layeen bu doon ñaseen dolliwul dara lislaam yéefar bu tuub mooy dolli dara lislaam kon buñ ko xatal macha allah waaw dégg naa dëgg tey de yii bu subaa dégg bii dëgg nag man ma gis moom ci ay wax man moom est ce que maanaam man dañu mu xaddamal waa kër Ndiassane sëriñ ngay maanaam est ce que seexluñ la waaw kër ga ñu ne moom la fay jëriñ mooy nekk taalibe benn kilifa ki nekk xalifa bi moom mooy kilifa gi njabootam yëpp doon ay taalibe parce que borom Ndiassane noonu la yare comme ni yonent yàlla Muhammad yare woon nee na taalibe ak sëriñ dafa mel ni ñaar ñu ànd di wut yàlla lañu yonent bi daf ni saxaaba yi def naa leen nawle donte yéen di ngeen ma cëral moo tax may jël ci yéen soxna di leen mayit sama doom borom Ndiassane nii la bindoo dana la gis ci ay waxam xam-xam macha allah xam-xam bu ndimbal la nag du jànguñu ko fenn xoolal moom li nga wax noonu maanaam baatu muqaddam bi ngay wax moom la lay expliquer parce que dinañ la jox benn tur nga wuyoo ko rek am lu la dugg misaal bi ma la ci mën a jox dañoo mën góor gu baax goo xamante ni su daan jàpp dañ koy sottil muy jàpp benn bis ki koy sottil ñëw rek mu ni ko arrêté li ngay def kooku daal di mel ni ku tiit ni ko mais dama ko daan def mu daal di koy woo bi loolu weesoo bi mu jullee ba pare daat ni ko gëdduma la de nga baal ma kii laa ragal la ilaha illallah loolu rek lañ ko jubloo moo tax borom Ndiassane looy gis ñu defal na nit dina ko defal taalibe defal nañu ko macha allah lu ne way nga ko ci diine ku ne way nga ko ci diine waaye tamit way nga fu ne cheikh bu ci diine tey nga dem ba commencé dugg ci plan sur le plan professionnel ci côté sur le plan international gis nañu ba ci démb en 2013 nga dem Grand Théâtre c'est vrai que tout à l'heure cof nga ko mais bëgg nañ di ci yaatal bu baax parce que ñu ngi jëm ci li nga xam ne moo di projet wu retour à la source bi nga xam ne ni nga ko war a amal le 7 mars donc bi nga demee Grand Théâtre en 2013 ba 2020 pourquoi idée bi nekk retour à la source waaw kay parce que foofu dafa am lu ñu doon wane nee naa dem Grand Théâtre bi dindi tuuma la woon dañ daan wax ni jàngkat yi ñoom benn milieu rek la ñu nekk ci tànt yi la ñu doon nekk ma leen di wan ni kenn ëpp ñu public et puis public boo xamante ni dañu honnête moom la ñu yàlla dénk ndax gisuñu la yow miy way yonent yàlla Muhammad la ñuy gis sallallahu taala alayhi wa sallam soo jéemee teg sa tànk ci fi mu ko teg ñu ànd ak yow boo ko fa teggee ñu bala kon dëgg leen lii ñu àndandoo dem ca dama doon wan ni kaay leen xool maa ngi fàttaliku bi ma ci def conférence de presse en 2013 am na benn journaliste li tax may cité turam sama xarit la Maké dañu ko mu daal di may laaj ni ma Cheikh tu as bien parlé mais c'est 1800 places ma ni ko attendons le jour J booba it nit jëlagu ko moom kese parce que ku mënta toppandoo da ngay njëkke ku mënta toppandoo da ngay njëkke te xalaat boo gis ci àddina premier dugg bi risque la mais xalaat bu tegu ci ngëm du doon risque ñi nga àndal ñëpp dinañu tiit mais yow xam nga fi nga teg sa tànk ci gàttal benn xeex bu ñuy wax xare Badar jullit yi 313 la ñu woon li mu jëy sun yëfër yi mat junni ñu duma leen jullit yi duma yëfër yi xam nga di pas-pas a tax engagement boobu la ñu demoon maa ngi fàttaliku keroog bi ma ñëwee Grand Théâtre fees del Youssou Ndour moo nekkoon ministre de la culture mu ñëw bis booba dañu séenante waaye gisewuñu mi ngi ci kaw ñëw pour teewal ma mais benn baat laa wax dama ni jaa al xaqu aya alquran la wa zahaqa al baatilu inna al baatila kaana zahuqa dëgg ñëw na dëgg ñëw na su dëgg ñëwee rek neen day dem parce que bis boobu la ñu njëkk a tudd yàlla ci Grand Théâtre dóor fa ay tabala bàkk yoon ci yàlla Muhammad ñëpp daje ñu ni l'islam nga nekk ki ko njëkk a def ci chanteur religieux waaw li tax loolu sant yàlla la fi mu toll nii keneen ku nekkoon sama place it def ko cër nag bu nekk ak fa muy jaar ma ciy fàttaliku alaji maam bu Mamadou sama maam ji nga xamante ni moo jiitu
di nekkoon xalif général des cadres. ci 2018 la génn àddina moom Mouhidine Ahmad Bachir. ba ma koy def damaa ñëw tàggu ko. ni ko maam man de dama bëgg a dem Grand Théâtre mu ñaanal ma ni ma demal def ko yàlla na la ci defal ndam. itte booba ci lu may def tàggu ko ci parce que dama amoon benn rêve. booba yeex na sax. ma yëfu xale. bi ma nekkee xale toujours ma naan waaye man de avion dama koy gis rek mais premier avion bi may dugg yàlla na doon may dem Makka. loolu maa ngi koy wax ci suma xel. ma fàttaliku Cheikh bu Mouhamad di caatu borom Ndiassane bay bu ma gën a nekk xale. ñëw nuyu ko mu defal ma ay teranga ma koy gërëm ni ko maam teranga yi dafa bari mais dama bëgg bul ma jox xaalis bul ma jox dara nga may ñaanal. mu ma déet loolu yaa ko moom. ah leen rek ci des de ma ni ko naan mu ne ma mooy nga dem Màkka. bi ma koy wax nag ma wax ci sama xel ni waaw mais man sëriñ bi âge bi ma yor mu naan ma nga dem Màkka. donc 2007. maam Alaaji Maam bu woo ma en 2008. mu ni ma dama bëgg nga dem Màkka ma ni ko bàyyi bu waxoon na ma ko. nga am sa kilifa mu lay suivre loolu laa bëgg wax. keroog bi ñu defee nuit du prophète. daf ko xool ba mu jeex ni ma seetaan naa ko ba mu jeex dugg nga ci Hamziya benn téere bu ñuy wax incha allah Muhammad la mais yàggoo ci. lépp lu ma mës a def sëriñ bi daf ma suivre. bi ma jógee Massa Côte d'Ivoire bi ñu may teeru dama ni leen ndokk ba télévision jëlu ko. yow da lay jaaxal. lu tax loolu te kilifa gee ma teeru maanaam li fa nekk ci mbooloo da nga naan xanaa parce que kii nekk ak yow. di xoolinu l'islam ndax. moom da koy wax danaan loo def rek bu ko gis fàtte ko sooy teg film bi di nga ko massa bi ñu wane caméra d'ambiance yi kenn wane wu ko benn partie rek maa ngi fàttali li nga ci jëloon ci portable kenn ku ci ne da ngaa agsi mu effacé wu te ñi ko jëloon pour lan soo ko xoolee da nga naan man mi jàmbaarkat la te fekk commencé ko ci taalibe nga rek da ngaa war a continuer ba keroog ngay xam ni kañ laay xam ni li may def nangu na sama sëriñ ni ma li nga doon def gis naa ko te mooy mu wan ko yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gaa yëpp taxaw yawmal qiyaam ci kanamu yonent bi ñu bàkk ko keroog la ñuy xam ni ñun suñu mission mat na mais fii dañ fiy jaar rek macha allah tey ñëw nga ni retour ala ñëw ci loolu dama bàyyi mu may dara ci yonent bi rek waaw bu wayal ñu tuuti ci yonent bi macha allah waaw nga ñu tuuti bala nga dugg ci kii bi ci ressource bi subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah اللهم صل على من لا تتنا مفاقره ومذاياه الذي إذا تكلم روي كالنور يخرج من بين الثنايا وجنگ مدينة يونن ëpp ñëpp fit ëpp ñëpp jàmbaar ëpp ñëpp doole Seydina Muhammad sallallahu taala bushraka ya qalbu hadha sayyidul umami وهذه قدرة المختار في الحرم وهذه رودة حراء ظاهرة وهذه قبة القدراء كالألم ومنبر المصطفى هادي وبجرته وسقبه بقي ضائر بهم فطب وغب عن غمم كنت تحملها وسلتنا كل ما ترجوه من كرمي سيدنا محمد feebar bu metti dal na ma te sama docteur ba koy wéral ndeysaan sori na ma lool waaye jege ma ndax ma ngay neelaw ca Yasriba di dox di miir te daanoo sa xol bi fees dell ak mbëggeel ba sama bët yaa nga far lëndëm gisul lu dul kee fa Yasriba Majnunu Layla dofoon na bis ci bëgg Layla ba am ca tur maa ko gën a foorle tewulu naa man sama soppee nga Yasriba Sidina Muhammad ki tax ba foo dem ñu jox la cër ba ku la seen naan waajaa nga ne yombal la xaalis yéreeg jigéen lii ko mën ma nga ca Yasriba waaye am na charte ku bëgg a mujjeeg teraanga ji maytul di mooy del sellal bu baax sa xol di muñ del bal bépp noon royal ma kee toog fa Yasriba kuy tagg yonent bi waroo di mer waroo di rëy bul diis bul iñaan waroo di siis bul nay del joxe royal ma kee toog fa Yasriba annabi awla bil mu'minin min anfusihim lii yàlla ko wax man nangu naa yéeni nangu leen kaay leen roy kee fa Yasriba man sama jëf yëpp bun dajee yaakaaruma leen mu jàlle ma lu dul bëgg gi ma bëgg rasulullah man sama soppee nga Yasriba sa toppee nga Yasriba kooku mooy yaa rasulillah Khoureychi nekk Xaasini Cheikh Bou suñu xol yi tooy na jot nañu fi ay message ñenn ñi naan ma patron sama yaram baa ngi daw ñu ngi ko ciy bégal bu baax moom Awa Kunta ak Fatou Kunta ak Bou Kunta depuis Turquie taalibam Baye Bou Kunta lañu donc ñu ngi leen di char bu baax ak ki nga xam ne moom moo di Aju Kunta ñoom ñëpp ñu ngi toog di ñu seetaan Bou Kunta moom mu nga foofu la ca Turquie Chéri Thialla donc nag ñu ngi koy bégge bu baax ko ñooñu moom ay taalibe lañu wallaay samay sëriñ lañu maa ngi leen di ziyaara di nuyu waa Turquie yëpp di nuyu diaspora bi très bien
ñoo gën a bàyyi xel li ndax boo nekkee foofa tanu yar la yar bi nga jëlee fii moom ngay yóbbu foofa yaay gën a bàyyi xel soo ko seetloo diine ci ka ñi nekk fii bu dee am nga yar ndax lépp lu itteel diine da lay ñor ba fu nu koy waxee yaa ciy bàyyi xel diaspora bi yëpp ñi ngi waaj bis boobu incha allah yar gi nekk ci yow daara nga ko sàkku jee wala ci biir kër yar gi nekk ci yow parce que des fois dañu lay gis booy wax ak nit sax da ngay sëgg ci sa ay way si dañu ko seetlu lu bari tamit kaddu yi sax dafay set wicc waaw loolu yarin la woo xam ne da nga ko jàngee dara wala ci kër gi la wala yow yaa ko def ci sa bopp macha allah ndimbal la bu ci nekkee yàlla na yokk macha allah bu ci nekkul yàlla nañ ko am di ko digal ku mu mën a doon macha allah su bàkku daan am loolu la yonent bi daan bàkku adabani rabbi fa ahsana taadibi yàlla ma yar rafetal na sama yar macha allah wala mu ni adabani rabbi fa adibtu yàlla ma yar moo tax yaru naa kon yar mooy lépp sayiduna Ousmane ci saaba yi la bokk sallallahu alayhi wa sallam su masaana toog xaw a tàllal tànkam su Ousmane dee ñëw daf koy bankaat ndànk bu ñu ne ko lii nga defaroo lan moo tax mu ni Ousmane ay ñëw ngir Ousmane ko amoon kersa la la ilaha illallah kersa daal lu baax la c'est important alors dañu dugg ci retour à la source bi nga xamante ni ñu ngi ko war a amal le 7 mars tey fan la liggéey bi toll ginnaaw bi nga ko jëlee Grand Théâtre war ko yóbbu sa Ndiassane liggéey bi mooy benn liggéey waaye doon toggi mu ñor nga war koo ñëw yàkkal borom la dañu yabaloon rek ci ginnaaw ba ñu toppee sunu sëriñ di ko yalwaan ni ko dañoo bëgg a génne mbir yi est-ce que teelul yàq ji parce que lu tax ñu koy yàq mooy bis bu sampoo Ndiassane clip bii ma la wan tuddee ko tawassul mi ngi ci biir dama ni ko yow man mi la tàgg woon bis yóbbu ko biir Ndakaaru def ko juróom yu teg ñaar ci at sa barke sëñ bi bis booba laa ñëwaat ren ñaan ci sa barke sampoom te dootu génn Ndiassane fekk maa ngi dund sëñ bi ah bon du dégg nga li ma wax attends li nga wax nii c'est-à-dire man daf ma xaw a jaaxal parce que benn bu ñu nee Grand Théâtre comme la da nga ci am ay revenu boo xamante ni pour yow la mais boo ko jëlee yóbbu Ndiassane financièrement day métti ci yow à mon avis pourquoi loolu tontu ba duggaat na ca album ya lu tax album yi parce que doomu aadama nee naa looy wax xamoo ko su noppee koo koy wax du ko xam ba ngay dem Grand Théâtre côté finance taxulaa jóg da nga doon wane sa mbiru kilifa macha allah lépp lu may def ci àddina soxlawuma ci feeñ na sëriñ bi feeñ macha allah loola nag masuma bu fekkoon dama kaa làmb mu tàng du ma ci duggaat wóoluwuma sama bopp mais wóolu naa suma kilifa loolu daal moo indi samp gi ci kàttanu yàlla ci loolu nag laa bëgg ñu seetaan vidéo bi rapidement bu ko defee ñu dellu siwaat wax exactement programme bi nga xam ne ñu ngi ko nar a amal le 7 mars foofu la ca Ndiassane di retour à la source bi nga xam ne jël na ko ngir fas yéene ko amal foofu la ca Ndiassane ginnaaw Ndakaaru bu ñu ko fi defee 7 ans après dañu ko yóbbuwaat fa nga xamee mooy suñu cosaan ñu dem seetaan vidéo bi régie juste après on revient sur le plateau. Yàlla bu noon yi am ndam sa barke yaa di sëñ lépp lu cay gàllankoor yàlla na daj ma am nga buy pexe nit wa jinne sa barke yaa di sëñ lu ci jatit na naasaay lamiñ ba dëkk la kol ma aaru jeeg njaboot ge sa barke yow sëriñ te nit ñi buñ bare yi bu kenn xiif bu kenn mar bu kenn am naqar yi sa barke yow sëriñ lu jiitu bis ba may ñaan fépp fu ma dem nga jiitoo buntu ya def ca iftaax
yóbbu ko biir Ndakaaro def ko juróom yu teg ñaar ci at sa barke sëñ bis booba laa ñëwaat ren ñaan ci sa barke sam foo te dootu génn Njaasaan fekk maa ngi dundu sëñ bis ba bisub juróom ñaar ci fan mu tol ni aadiya say xul la fa juróom ñaar man tombe naa ci sëñ kon nag bu ñaan bu piis baa kon nag ma ñaan bu piis baa naa werte naa sawar lool naa way ba nit ñi daanoo sa barke yow sëriñ be de bis ba nang ko teewe yak sa njaboot sagal ma jinne ya nañ ñu garde sa barke yow sëriñ be wol ma rijaalul xaybe ak cheikhu tariixa bi lum gàtt gàtt nañ teew se barke yow sëriñ be wol ma usral kunti yoo sa maam yi yëpp nañ teew ak cheikhu na jeylaane sa barke yow sëriñ be lum gàtt gàtt naa yëg ni li ma wax lu am la ndax ki ma gëm ku mat la mooy sama seex di sëñ be bu ñooñu ñëpp morceau boobu nag moom mooy way wi nga xamante ni Cheikh Bou Diop génne na ko ngir waajale ko xew-xew wi nga xamee wër na am le 7 mars foofu la ca Ndiassane mu mel nii lii la yàlla may yonent bi may la ko ak Cheikh Bou ak waa Ndiassane lépp da nga ko jël delloowaat leen ko. waaw li ko indi Grand Théâtre maa ngi ko commencé 2013 ba 2019 benn parrain la mës a am benn marraine la mës a am. muy kan parrain bi mooy Alaaji Mambu Mamadou mooy sunu xalifa bi génn àddina li ko waral way juram wu góor mooy sëriñu maam bi jur suma yaay benn marraine la mës a am bàjjen Lalla bintu Cheikh Abdourahmane Bou lu ko waral way juram wu góor mooy sëriñu maam bi jur suma baay mësul changé loola mësta changé bi ma ko indee Ndiassane ma waxtaan ci kilifa gi ni at mu jot dinaa jël ñaari mag ma fàttaliku leen defal leen hommage pour wan la rataxaayu l'islam ndokk bi ma jàkkaarloog Serigne Bamba ci plateau bi ndax ren ñaar ñi may rendre hommage kenn ki mooy Cheikh Bou Mohamed Kounta caatu borom Ndiassane ki ci des mooy Cheikh Saliou Mbacké ibn Khadimul Rasoul ñoom ñaar ñoom lay jagleel bis bi ci rendre leen hommage côté boobu nag su ma fa taxawee il faut que ma gërëm taxawaayu nit ñi am na suma ay xarit Cheikh Mbacké Kébé bu holding Kébé maa ngi koy gërëm ñoo ànd lu may def yëpp fa tabarakallah macha allah ñoo ko àndandoo xaritam di goroom di sëñ Ablaye Tagué bi mu yëgee mbir mi gis nga panneau yu mag yooyu ngay gis yëpp moo ko def boo ko budgétisé mat na 8 millions ak ay Audi Flamme diggante Ndakaaru ba Thiès kon nga xam ni nit ñi mag ñi ñoo leen di def loo te ñu def ko ak yéene te sax du laaj ngeen gisee du laaj ngeen toog sax di waxtaan waaye itte bi ñuy def mooy yëg-yëgu xol Cheikh dafa mel ni man ci boppam ma mel ni moom ci boppam sëñ Ablaye tamit la même chose yéene boobu la ñëpp am moo tax foofu lay duggee tamit su ma duggee kër Xaadimul Rasul di woo koo xam ne lu may def rek ñoo ko ànd muy Serigne Khadim Lo Gaydel borom Ndam fa tabarakallahu ci taxawaay boobu ñu ngi ko ci woo ci bisam ndax lu may def mag moo ko bokk soxna Umm Kunta mu Cheikh Bou Mohamed Baye bu kooku moom mooy goro Cheikh Kébé maa ngi nuyu soxna Awa mais itte bi ma lay wax ñooña bokk pas-pas la ndax mbokk pas-pas moo ëpp solo sax mbokk deret xam nga di nga dégg ñuy wax mbokk deret am na solo yonent bi ak Abu Jahlin ak Abu Lahab li ñu bokk ci deret bokk ñu ko kenn ñaar ñooñu ña nga safara mbokk pas-pas moo tax Bilal jóge Éthiopie Salmanul Farisi jóge Faris
Zayd ibnu Haarisa ñi gën a bokk ak yonent Yàlla Muhammad kon l'islam dafay feeñ ci biir lii may def itte booba li tax ma koy delloo mooy mbiru kilifa la soo dégloo samay œuvre ren bi may màggali Touba Serigne bi may yóbbaale Serigne Touba laa ko yóbbaale mu teeru ma ñii ma la wax ñoo ma teeru tatagal ma te teeral ma ngir jëmmi Serigne Touba te bi ma koy def ngërëmu Serigne Touba rek laa ci sàkku te dama tàggu sama turandoo ni ko maa ngi way sa mbokk ma la ilaha illallah ñu dégg ci morceau bi nga ni maa ngi ñaan bu bis boobee may way ba nit ñi di daanu may way ba sama xol sedd guyu lan nga nar ci bis bi yéene dafa am ñu tudd AFCBD les amis fidèles de Cheikh Bou Diop ñoom commencé nañ bu yàgg ñoom ak waa diaspora ñooña soo leen fekkee ñoo ma gën a xam li may def ñoo ma ko gën a mën te man la ñuy déglu xam nga foofu dafa doy waar c'est vrai kii way su daanoo ñi koy déglu daanu su booba ay daanu la fa lay doon loolu rek moom mooy itte bi AFCBD ñoom ñooy ñi nga xamante ne boo leen gisee rek sawar ak waa jamaatul islamiyatul mutamassikatu bi tariqatil qadriya mooy ñi nga faral may gis di ñuy sol yu bële yi di ànd ak man MJKS mouvement des jeunes cadres ñooñu foo jàkkaarloog ñoom soo narta way sax way lépp daal ci gàttal bàyyi nañ ko góor soxna na fi Senghor sama rak fa tabarakallahu maa ngi koy nuyu di nuyu Assane Niang bi may def iftar ak Alaji Ngeeñ ndeysaan ñoo ko coordonné c'est vrai mook Assane c'est vrai fa tabarakallahu jërëjëf temps bi nag li ci des bareetul foofu nag la ñuy tàggatowee parce que yow wër nga defaat beneen émission sax ci kër gi ñu yaatalal lu bare bari man nag damaa cof ay affaire rek maa ko wax wallaay damaa cof ay affaire donc nag dama bëgg après avant le 7 incha allah nga wax nu fi mu ne nii disponibilité bi ñu war a am pour mën dem foofu la ca Ndiassane itte la kër gi seen taxawaay maa ngi koy rafetlu seen professionnalisme lépp lu muy doon rek ñu ngi ko ànd ak man ca conférence de presse baag bi ñu koy wàcc te noonu la ñuy ànd ak man événement bi yëpp te nag diaspora ak addina bi Sénégal nanu xam ni maa ngi wàcc ak waa ITV lu rëy incha allah foofu rek laay yem loolu leer li ci des nag à bon entendeur ça c'est vrai merci en tout cas ñu ngi lay gërëm voilà jërëjëf Cheikh Bou kontaan nañu merci Bokar rendez-vous ah man sama xol dafa sedd est-ce que xam nga maa ngi def émission bi nii mais xol bu sedd la am bi ma tax ak moom waaw yàlla def na ni nag ñi ngi soogay partagé man ak moom mais tey laa gën a gëm cofeel gi ma amoon ci moom di ñaan nag suñu borom yàlla yokk ko bu baax a baax a baax di leen dig daje tout à l'heure ñu daje ci iRadio la radio 5 étoiles di gërëm bu baax ki nga xamee moom moo ñu habillé di Fayen création ni ngi koy béggee bu baax moom Mbaye Fayen création depuis foofu la ca Colobane di ngeen gis écritel bi léegi dina jàll ci suuf baaw écran bi rendez-vous lundi incha allah dinañ dellu si waat anandoo ci kër ci sama Sénégal lu mooy loolu léegi dañuy dem ci kër Padre Show ci iRadio merci beaucoup Augustin ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ci côté caméra merci beaucoup Mr Dia ci côté caméra merci bien DJ Mo ci côté technique ñu ngi koy gërëm bu baax Ramatoulaye ci côté réalisation suñu ki ñu habillé nag kooku mooy Mbaye Fayen création rendez-vous tout à l'heure sur iRadio la radio 5 étoiles bon week-end. buntu ya def ca iftar sa barke yaa di sëñ suba si takkusaan gi guddi gi lépp na doon ndaam bañ noddu waxtu fajiri julli siyaare sëñ man mi la tàkku woon bis yóbbu ko biir Ndakaaro def ko juróom yu teg ñaar ci at sa barke asan bala xal